mbokk yi maa ngi dellu si ak yéen ci sama ñaareelu vidéo et di fàttali rek ni nañu visualiser maanaam nañu xool vidéo yi nga xam ni maa ngi koy dugal aussi nañu abonné aussi ci canal YouTube yi parce que dafay yombal liggéey bi parce que kuy wax ku nekk ki ko déglu kooku lay sàkku. Bon léegi ci point bi nga xam ni fas yéene ci dellu ak yéen mu di li nga xam ni moo wër jamono te muy feebar bi nga xam ni wàcc na ci àdduna bi ci 2020 bi te ñu gën koo xam ci Covid-19 ndax yaakaar naa ni ñëpp xam nañ ni ci njëlbeenu 2020 bi ci la commencé ak li ci am yëpp lockdown ñu tëj dëkk bi kenn dematul wax dëgg yàlla metti woon na lool ba mu dem ba ay jamono mu wàññeeku lool mu wàññeeku ba ñu amoon yaakaar ni feebar bi day waaj a jeex waaye ñi nga xam ni seen xam-xam moom màcc jëm ci affaire jàngoro yu mel noonu ay virus ak yooyu ñoom waxoon nañu nit ñi ni dina am seconde ondate maanaam beneen vague mën naa ñëw tey jii nag beneen vague boobu commencé na mi ngi njëkk a commencé ci réew yi nga xam ni vraiment réew mi nga xam ni mu mel ni États-Unis mosu faa jóg Angleterre aussi mosu faa jóg. Voilà donc France ñoom aussi deuxième onde bi ñu ngi ci Espagne naka noonu ak yeneen daanaka réew ci Europe yëpp waaw li nga xam ni wax dëgg yàlla ñun moo ñu gën a loolu yëpp sax bi maanaam intéressé nañu mais li nga xam ni moo ñu gën a soxal mooy li nga xam ni moo xew ci réew mi nga xam ni moom la ñuy dund muy Italie. Voilà donc Italie naka jekk yaakaar naa ni ñu bëri ci ñun ñu ngi seetaan journal. Donc ñu ko seetaan aussi ma leen xamal rek tey daanaka li des ñu egg ci 11000 contagiati yi bëriwul li ko manqué donc environ 10 930 ci la ñu toll tey donc ñu gis ni ci bés bi ci début bés bi semaine bi ñu ngi commencé woon ci ay 3000 ba tey ñu ngi ci daanaka 11000. muy wane ni jàngoro ji nu muy wàllee dafa mel ni gaaw na façon gaaw boo xam ni musiba naaru lay ci loolu nag bon ñun ci li ñuy dund ñu ngi liggéey ñu ngi dem ñu ngi ñëw xale yaa ngi jàng école et tout mais jàngoro ji moom mi ngi fii te tey wàllu ko nit ñi tey la gën a gaaw ni ko nit ñi di amee ak ni ñu koy contacter tey la gën a gaaw. Bon amaana nag jàpp nañ ni sax ni am na ñuy wax ni mettiwul comme ni mu metti woon bu njëkk maanaam onde bi nga xam ni mooy première onde bi moo gënoon a metti mais teewul ba tey nit ñaa ngi ci ñàkk seen i bakkan ñàkk seen bakkan te numéro ñi nga xam ñooy ñàkk seen bakkan bés bu ne dafay gën a yéeg. amaana nag li ko waral mooy nombre de tampons yi nga xam ni ñu ngi koy def ok parce que léegi nombre de tampons yi bëri nañu c'est des centaines de milliers de tampons moom la ñuy def par jour xëy na loolu mooy génne nit ñu bëri ñoo xam ni am nañu feebar bi maanaam te xamuñu ko. Voilà léegi li nga xam ni vraiment ñu ngi koy gis ci journaux yi fii bëri na ñuy wax DPCM muy DPCM boo ko déggee. muy décret la boo xam ni mi ngi jóge ci premier ministre bi donc li muy signifie mooy décret presidente del consiglio dei ministri mooy DPCM donc mooy li nga xam ni premier ministre bi nga xam ni moom moo yor politique gu réew mi li muy dogal moo ko waa gouvernement bi loolu lay signifier am na ci yoo xam ni le premier ministre ak ay ministre am ñoo koy dogal am na ci pàcc yoo xam ni région yi ñoo koy dogal am na ci yeneen yoo xam ne aussi sindaci yi ñoom ñoo koy dogal maanaam muy
premier ministre bi dina am lejje yoo xam ne moo koy def gouverneurs yi nga xam ñooy gouverner les régions dina am ndogal yoo xam ne ñoom ñoo koy jël à leur niveau sindachi yi nga xam ni moo naam maire yi nga xam ñoo nekk ci commune yi ñoom aussi am na décision yoo xam ni ñoom ñoo koy jël à leur niveau waaye lépp rek jëm ci Covid-19 lépp rek jëm ci nu ñuy fexe ba aar doomu aada yi ba nga xam ni ñu ci loru du ñu bëri donc loolu mooy li nga xam ni moo jëm ci décret DPCM. alors ci décret yi nga xam ni jël nañ ko te mu nekk en vigueur instant bi may wax ak yéen xëy na lundi dina am yeneen décret wala ci biir semaine bi parce que gis nañu affaire bi day gën a yokku donc décret yooyu yëpp rek li ko tax a jóg rek mooy ñu seet nan la ñuy arrêter évolution virus bi ba du bëri ñi nga xam ni ñoo ciy jël loraange parce que mënuñu dellu aussi tëj réew mi comme ni ñu ko tëjee woon bu njëkk parce que tëj réew moom bind décret ñu tëj nañu réew mi yomb na mais dafa am lu bëri li ci aajo maanaam koomu réew mi si boppam bu ñu tëjee réew mi koom bi day taxaw te yaakaar naa ni ñu bëri xam nañ ci dara ñu bëri gis nañ ko donc tëj bi du yomb gannaaw tëj bi du yomb nag li ñuy def rek mooy jël ay charte yoo xam ne ak ay ndogal yoo xam ni dafay tax ba nit ñi du ñu dem fii nga xam ne yaakaar nañu ni bu ñu fa demee dinañ fa jëlee jàngoro wala ay mesures yoo xam ne day tax nit ñi mën a aar seen bopp aar seen njaboot donc aar ñi nga xam ne aussi ñoo nekk seen wet donc loolu lu am solo la quarantaine ak tampon ñu bëri xam nañu lan mooy quarantaine mooy ki nga xam ni dafa am jàngoro ji wala dañu jàpp ni mën na am jàngoro ji parce que dafa fréquenté nit koo xam ni da nga maam kooku dafa nañ ko tampon bi positif na donc képp ku mu fréquenté woon normalement da nga war a nekk en quarantaine fiduciaire yi nag mooy quarantaine boo xam ni yow yaa koy jël ci sa coobar bopp dafa ko sa bopp parce que nit ko aussi yaay aar sa bopp aar ñi ci des aussi donc muy quarantaine fiduciaire kooku je crois que nit ku nekk bu fekkee ni par exemple dama doon waxtaan nit démb ci guddi wala di ci mbedd mi fu mënta doon ñu doon waxtaan ma xëy dégg nii moom dafa positif coronavirus man déjà war naa toog sama kër jël samay matuwaay li ma war a njëkk a def mooy ma woo sama médico di familia ne ko man kat démb dama doon waxtaan ak wala dama toogoon ak nit koo xam ni tey dégg naa ne wax nañu ma dafa am coronavirus donc man je me mets en quarantaine fiduciaire maanaam damay téye sama bopp ci ay benn durée boo xam ni ci la ñuy seet ba xam damay am virus bi wala même symptômes yi wala yooyu donc loolu mooy quarantaine fiduciaire léegi nag leneen li nga xam ni jël nañ ko ci décret bi moo xam nga bu njëkk boo amoon quarantaine bi bu njëkk 14 jours la woon léegi wàññi nañ ko 10 jours la ci décret bu nga xam ne moo mujjee génn ci président conseil des ministres wàññi nañ ko mu jógee ci 14 jours def 10 jours léegi wax nañ ni c'est un peu toujours mu jëm ci Covid boobu ni nit ki dañuy jàpp ni gannaaw bi nga amee Covid ba toog sa kër bu njëkk 15 jours lañu waxoon léegi da ngay toog 10 jours bu njëkk ñaari tampon lañ doon def bu ñaari tampon yépp négatifé ñu déclaré ni wér nga léegi wàññi nañu ko jël nañ ko ci 14 jours yóbbu ko ci 10 jours maa yemul foofu buñ la defalee benn tampon boo xam ni benn tampon bi rek négatif na kooku mën nañoo jàpp ni yow wér nga donc foofu aussi ay changement am na ci loi bi ay changement am na ci procédure bi léegi jox nañu aussi créé nañu ay tampon yoo xam ni tampon yu rapide la mi ngi en cours am na yoo xam ne déjà génn na te ñu jagleel ko école yi ak yu ni mel parce que école moom bu fa xale amee Covid wala ñu suspecté ko rek test bi dafa war a gaaw lu nekk test yoo xam ni dafay laaj ay jours
donc defar nañu test yoo xam ni test yu gaaw lay doon yoo xam ni à partir de nit ki tuflitam salive bi buñ ko def ci test ci marqueur bi dina mën ba xam am na coronavirus wala déet. donc yooyu ñu ngi ko jagleel école yi ndax soxla nañ ko ndax tëj école moom ñun ñëpp xam nañu musiba la ñaan ñu ko yàlla mais aussi il faut ñu jël ay mesures yoo xam ni bu ko xale amee ñu isolé du nekk lu bàyyi xale da ko am ci classe rek dañuy tëj école bi non dañuy isolé classe bi la ñuy isolé. donc boo ngeen ko gisee école yu bëri def nañu ay travaux diviser classe yi def plus de classe wàññi nañu aussi nombre d'élèves yi nga xam ñoo nekk ci classe bi loolu yëpp ñu koy def rek pour mucc ñi nga xam ni mooy feebar bi mu di Covid. léegi ñu dem ci li nga xam ni mooy asymptomatique. kan mooy asymptomatique? asymptomatique mooy nit ki nga xam ni gaa yor na jàngoro ji ci yaramam mais amul feebar du sëqët du tisli kooku mais bi ñu ko defee analyse positif na kooku asymptomatique lañ koy woowee. am na discussion en cours ñuy wax ni wàlleem garaaw na ñuy wax ni li mu mën a wàll bariwul mais daal nañu jàpp ni képp ko xam ni asymptomatique nga maanaam mooy yor nga doomu feebar bi ci sa yaram mais nag te doo amoo feebar sëqatoo tisluwoo amoo problème respiration mais am nga doomu jàngoro ji donc kooku mooy asymptomatique. Allora, cambiando le regole anche per chi possiede il Covid ma asintomatico. Dopo 10 giorni di isolamento il persone è ancora positivo al coronavirus ma risulta completamente asintomatico dovrà attendere. Bu fekkee ni ki nga xam ni dafa asymptomatico dañu ko mettre en quarantaine maanaam 14 jours la woon léegi mu nekk 10 jours bu 12 jours yi matee dañ koy defal test. ok bu dee test bi dafa positif mais nit ki chaque fois mi ngi kon ne deful benn signe amul lenn lu koy metti day toogaat yeneen 7 jours donc à ce point asymptomatique bi bu dee 10 jours yi ñu waxoon dafa jeex ñu dafa ko test positif chaque fois day dellu defaat yeneen 7 jours bu 7 jours yooyu jeexee ñu defaat ko beneen test. donc loolu mooy traitement bi nga xam ni asymptomatique mooy nit ko xam ne dafa am doomu jàngoro ji mais amul benn symptôme amul dara luy firndeel ci yaramam ni dafa feebar bu ñu gis ñu moom feebar donc dañ koy isolé en quarantaine 10 jours au lieu de 14 bu 10 jours yi jeexee ñu def ko tampon bu tampon bi positivé mu def yeneen 7 jours donc loolu mooy traitement asymptomatique. boo ko xaymaa muy au total 21 jours maanaam li mu toogoon ak 7 jours yi ñu ko yokkal boo ko xaymaa bu jeexee nag te test bi ñu ko defal positif maanaam ñi nga xam ni de seen xam-xam màcc jëm ci wér-gu-yaram nee nañ kooku wér na ala kulli xaal wér na. voilà donc kooku wér na parce que taux de virus bi nga xam ni moom la ku feebar dem moom am na ko mais sëqatul tisoliwul amul feebar amul dara donc kooku bu toogaatee yenn 7 jours yooyu même bu fekkee dañ ko def test bi positif kooku ñi nga xam ñooy saytu affaire wér-gu-yaram jàpp nañu ni kooku wér na. voilà donc beneen point bi nga xam ni chaque fois ñu war ci mën a waxtaan mooy jël nañu ay mesures ci Covid bi ndax xam ngeen ni bi jàngoro ji commencé yokk ak léegi yaakaar naa ni ku nekk xam nga ni feebar bi mi ngi yokku te doy na waar te vaccin yi nga xam ni moom la ñu yaakaar ni dina pare balaa yàgg ñu ko estimer début 2021 am na ñuy wax nag fin 2020 mais man personnellement yaakaaruma ko li ma yaakaar mooy 2021 donc foofu aussi laaj na ñu jël ay mesures yoo xam ni gannaaw gisaguñu vaccin li ñu mën rek mooy aar suñu bopp
donc mieux vaut prévenir que guérir comme ni ñu koy waxee. donc ci loolu décret président conseil des ministres jël na li nga xam ni ay matuwaay la jëm ci li nga xam ni mooy ay fête publique la wala mu nekk privé ok wala mu nekk ci sa biir kër yépp jël nañ ci ay mesure bi nag bi ci gën a fees mooy fête moom fu mu ne nii ci waxtu yi interdire nañ ko ay fête muy ci salle muy ci kër interdire nañu ay fête interdire nañu foo xam ni ay nit dañu fay tase waaw parce que 6 nit la ñu wax ni waruñoo tase ci benn bërëb bon foofu aussi damay wax rek nii ñun nga xam ni sénégalais yi sunu famille macha allah famille yu xaw yaatu lay doon buñ ci wax seene yokk ay gan par exemple sama xarit dafiy ñëw ak jabaram ak i doomam boolu kook man sama jabar ak samay doom dafay xaw a doy waar te bu ñu dëkkee ci réew mi bu fekkee réew mi dafa am ay charte aussi charte yooyu dañu war di ko respecter di wàccoog charte yooyu ba dina tax yoon du mën a dal suñu kaw te kenn aussi duñ ci yàpp parce que li nga xam ni moom la ñuy xeex ànd ak waa réew mi di ko xeex wér-gu-yaram bi moom ñun ñëpp ñoo ko bokk santé publique lañ ko tuddee mooy ñun ñëpp ñoo ko bokk olof day wax ni deretu bopp moom du may mbokk borom gannaaw ñu ngi ci dëkk bi te feebar baa ngi ci dëkk bi bépp charte boo xam ni daf ñuy dimbali ba bu ñu dëppook moom feebar bi am yàlla mën nañ cee musal war nañ ci taxaw war ñu xaar kenn di ñu ko wax donc war ñu xaar aussi kenn diñ ci jiitu donc lépp loo xam ni fête la ci lieu public la wala ci privé ci kër tere nañ ko ndax jàpp nañ ni lu tolloog 75% ci ñi nga xam ni ñooy jël doomu jàngoro ji ñu ngi koy jëlee ci yooyu damaa demoon feet damaa demoon takk damaa demoon ngénte wala damaa ay woon tuur sama kër ci yooyu la ñu jàpp ni 75% ñi nga xam ñooy jël doomu jàngoro ci yooyu lañ koy jëlee donc moo tax ñu jël mesure yooyu ni tere nañu feet yi interdit nañu ay feet muy ci lieu public yi wala aussi ci li nga xam ni mooy privé yi kër yeeg yooyu li nga xam ni moo jëm ci locaux yi maanaam bar yi ak restaurant yi foofu aussi jël nañ ci ay matuwaay li nga xam ni moom la ñu wax ci décret bi nga xam moom mujjee yaakaar naa ne ñu ngi préparé beneen décret mais bi nga xam ni moom mujjee li ñuy wax mooy minuit bu jotee dañu war a tëj bar yeeg restaurant yi minuit fu mu jotee war nañu tëj seeni bar ak seeni restaurant wax nañ ni aussi bu 9h jotee muy aller 21 jusqu'à 6h du matin tere nañu kuy nekk ci buntu local yi ci buntu bar yi wala buntu restaurant yi donc bu 9h xësee ba jot ba 6h du matin tere nañu kuy consommer ci buntu restaurant yi wala ngay consommer ci buntu bar yi donc tere nañu ko ku ñu fa fekk parce que homme de loi yi muy vigile yi urbain yi ak police ñoom ñëpp ñu ngi wër ci dëkk bi képp koo xam ni wàcc nga charte yi dina la teg ci yoon te am na daan yoo xam ni xaalis la yoo xam ni dinañ la ko teg nga war koo fay te mën naa andi yeneen problème yoo xam ni da nga maam tribunal sax xaj na ci ak yu ni mel donc loolu war nañ ko moytu yaakaar naa ni lu waay bëgg restaurant ak bar bu 9h jotee ba 6h du matin war nga ko mën a muñ parce que en général bar yi suba gi lañ fay dem restaurant yi yaakaar naa ni jamono ji ñu toll ak feebar bi yaakaar naa ni ku ne war na ko mën a moytu te ñuy toog ci kër yi loolu aussi lu mu importance ñu war ko wax. tere nañu alcool aussi tere nañu bar yi nga xam ne dañuy jaay lu mel ni sàngara ñi nga xam ni ñoo koy jëfandikoo tere nañu bu 10h xasee ba jot foofu jaay sàngara dafay jeex kenn amatul droit di jaay sàngara di jaay alcool au-delà de 22h bu xasee 10h xasee ba jot donc foofu jaay sàngara dañu koy tere képp ku ñu fekk ci buntu baar wala même ci biir baar bi nga jënd sàngara di ko naan yow baarmaan kii borom baar bi yëpp di ngeen ci am problème ndax yoon dafay dal seen kaw. sport bi aussi la même chose jël nañ ci ay mesures li nga xam ni sport la boo xam ni vraiment du professionnel yooyu yëpp am na xeetu sport yu bëri yoo xam ni
tere nañ ko maanaam dakkal nañ ko fii ak jëmmi jamono en attendant situation bi amélioré mais lépp loo xam ni sport la dilettante maanaam ñoo xam ne dañuy fo rek nii football calcetto yooyu yëpp tere nañ ko jusqu'à nouvel ordre. Après xam naa ni conseil des ministres bi nga xam ni moom la ñu dëgmal di ko def dina ci génne yeneen dina ko gën a leeral daal dina ko gën a leeral mais daal lépp loo xam ni nit ñi dañ fay tase te du sport professionnel moom tere nañ ko. ok cinéma yi ak stade yi aussi voilà nee nañu bu fekkee ni cinéma la wala spectacle lu mel ni concert plus de 200 personnes mënuñu caa nekk bu fekkee ni lu tëju la bu dee nag loo xam ne à l'aperte la maanaam ci espace bu vide bu libre 1000 personnes moom la ñu wax ni fa la mën a yem mënu ko weesu mais bu dee local bi ñuy defee concert laa wax de waxuma ngénte waxuma tuur waxuma nday dikke parce que loolu tere nañu ko lii spectacle la monde la boo xam ne ñii dañuy liggéey nekkul ni dañ koy def rek pour bégal mais liggéey la boo xam ni secteur la boo xam ni ay liggéeykat ñoo ci aajo donc loolu permettre nañ leen bu dee lu ñuy def la ci un lieu fermé jusqu'à 200 personnes bu la boo xam ni dañ koy def à l'espace ouvert foo xam fu tijjeeku la fii ba 1000 personnes. Donc stade yi aussi am na ay limitation bu match amee par exemple mënuñu jël lu ëpp 15% de la capacité de le stade voilà donc mënoo weesu 15% ay capacité loolu donc loolu mooy li nga xam ne jël nañ ko parce que ñëpp gis nañ ko championnat yi ñu ngi koy seetaan daanaka benn public ci nekk matuñu 1000 personnes donc loolu yëpp li ko waral mooy li nga xam ni mooy yokkute feebar bi nga xam ni dellusi na te je crois que ni ñu ñëpp gis nañ ko. école yi aussi gis nañu ko ñu ngi gam-gamlee ba xam année scolaire bi dina egg ba du egg li wóor ba wóor mooy tàmbali nañu ko mais xamuñu fan lay yem. képp koo xam ni parent d'élève nga bu doon sa sago année scolaire bi dafay yegg mais loolu dépendre rek ci conseil des ministres président conseil des ministres bi dis dafa dépendre aussi ci ñun maanaam comportement population bi bu fekkee ni population bi dañu comporté wu bu nga xam ni feebar bi day wàññeeku kooku bu ñu ci am njàqare ni école bi dafay continuer mais bu fekkee ni ku nekk day def lu la neex du ñu respecter normes yi les normes d'hygiène raxas loxo yi gel yi masque yi nga xam ne léegi c'est obligatoire même en dehors des maisons boo génnee ci kër yi c'est obligatoire da nga koy takk bu fekkee da nga nekk foo xam ne dafa am mbooloo bu ñu respecté normes yooyu yëpp am nañu yaakaar ni feebar bi dina wàññeeku te boobaa aussi école dina mën a egg xale yi jàng jàmm donc loolu mooy li nga xam ni moo aajo woon ci dernier décret bi nga xam ni président conseil des ministres jëloon na ko man ci quelques points rek doon ko faram-fàccee mais di leen fàttali sama bopp ni affaire bi affaire u santé publique la wér-gu-yaram bi li nga xam moo aaju ci Covid-19 bi ñun ñëpp ñoo ko bokk amul kenn bu mu wax ni ñaka am ñu nga tëdd seen kër parce que ñaka am avant ñu nga xam ñu koy tëdd seen hôpital parce que avant ñu koy am di tëdd hôpital ñu ngi woon seen kër donc ku ne mën na koo am donc lu ñu war a def rek mooy moytu nañuy raxas suñuy loxo nañuy désinfecter régulièrement suñuy loxo nañu takk masque yi aussi takk benn masque 24 heures ou bien 2 jours 3 jours kooku masque ba daatul am njëriñ masque vraiment yomb na jarul dara nañu jënd ay paquet masque di ko bàyyi suñu kër bu ñu demee takk masque ba mu def ay waxtu ñu sànni ko jël beneen masque sol di moytu dajaloo yi ak lieu public yi te maintenir aussi distance de sécurité bi nga xam ni moom la ñuy imposer donc foofu lay yem incha allah ci fan yi bu beneen décret bi génn yaakaar nañ ni amaana ci début de semaine bi bu génn incha allah dinañ ci andi yeneen faram-fàccee ak yeneen nouveautés yi nga xam ne am nañ ko dinañ leen ko yeggal bu neexee yàlla